ñeent fukki simili moo bootu ci midi ak juróom ñeent fukki simili ak juróom mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru Jolloor si bokk na ci liñ fi nar a waxtaanee di cimenterie bu Dangote ak askan ya nekk ca pegg ga ñoom naka ña ngay diis seen jafe-jafe ñi jiite bile këru liggéeyukaay bokk na ca la leen tere nelaw ngelaw gu bon nga ñuy noyyi ak it yoon goo xam ne ay yoon yu bon la ñu koy nemmeeku ci seeni dëkkuwaay. Ndakaaru bokk ci dëkkuwaay yi ëpp poussière ci àdduna wërngal këpp sabab li saxaar su bon ci bàyyeekoo ci yenn ci ay oto waaye itam usine yu bëri ya ñu fay nemmeeku li ni mel ami njeexital ci wérgu yaram yi doomi aadama yi rawatina tuut tànk yi seetlu bi di li mu ñuy amee feebaru asthme dafay xël di yokku. leneen lu ñuy waxtaanee ci bile jotaayu xibaar di nawet gi yéex a yegg si baykat yi tàmbalee sëngeem jàngu bi di digle ay ñaan ngir nawet gu naat daa ngeen teewlu ci biir xibaar yi tey di àllarba yemook ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet atum 2019 mbokk yi bisimila ci xibaaru njolloor si. gannaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi dañu koy door rek wàllum njàng ak njàngale ak examen BFM yi nga xam ne ñaareelu pàcc bi tey jii nag la ñu koy amal ci àllarba tey jii kon ndongo yi nga xam ne ñoo jàll ci ñaareelu pàcc bi la jongante kon ña ngay amal jongante gi tey jii ca àllarba gi bokk na nag ñoom ca la ñu yëkkati ci seen kàddu di mathématique bi nga xam ne jafe woon na lool ci ñoom ci pàcc bu njëkk gi kon jamono ji seen xel mën naa dal ci bi la jongante ñu dem amal ab doxantu ca centre Blaise Diagne ñoom ndongo yi yëkkati yile kàddu ci micro Youssouf Konté. pour man bu njëkk bi moo gën a métti que bi pour deuxième tour bi. non lépp gis nañ ko classe def nañ lépp classe mais bu deuxième tour bi daal moo gën a yomb. moo gën a yomb que biñ defoon premier tour. premier tour bi liñ ñu joxoon fooguñu woon que yooyu lañ ñuy jox parce que am na yoo xamante ne defuñu ko classe daal fooguñu woon que yooyu lañ ñuy jox. waaw loolu laa foog parce que math bi dafa safoon bu fekkente ne woon du loolu moom je pense que ñu bëri dinañ jàll d'office mais pas deuxième tour. parce que saf na daal mathématique daal saf na en tout cas daal épreuve yeneen yi donc commencement bi moom yomb na mais mathématique bi moom saf na. yaakaar te ñoo ngi ñaan pour ñun ñëpp ñu amanoo bëgguñu sax ñu ñëw naan ay oral wala lii wala naan am kenn dañoo bëgg ñu ñëw ñu ne pas de liste tout le monde loolu la ñuy ñaan. ñu jàll ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak dalloo ga ñu fa doon dalloo la ñuy woowee centre bu données statistiques foofee nag ca bërëbu jàngukaay ba démb nag lañ doon amal xew-xew bi li ni mel nag bu ñu xaymayee koppar ya ñu ci dugal mi ngi toll ci fanweer ak juróomi million ci suñuy koppar li ni mel nag di doon nag lëkkaloo boo xam ne mi ngi dox ci diggante ñii di waa université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak ñi nga xam ne ñooy waa agence nationale bu statistique ak démographie li ni kuréel bi nag nga xam ne taxawal nañ ko foofee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dina mën a may ndongo yi ngir rek seen gëstu yi gën a mën a ñoŋ foofee ca daara ju kawe ja ñu ngi ko amal dalloo bile agence nag bile centre ñu ngi ko amal dalloo gi ci teewaayu kii di Matar Nguer. ci ndimbalu bërëb bi ñu dénk wàllum xayma fii ci Sénégal ANSD daara ju kawe jii ju université Cheikh Anta Diop daloo na centre d'accès aux données statistiques di bërëb boo xam ni jàngalekat yi rawatina gëstukat yi dinañu fa mën a fekk lépp lu ñu yittewoo ñeel seeni gëstu daje mii nag ñi ngi ko amal ci bibliothèque universitaire ci teewaayu kilifa gi jiite ANSD ak université bu Ndakaaru. dañu am cérémonie boo xam ne bii mooy daloo benn centre boo xam ne bii day tax ñu mën a jot ci li nga xam ne lii mooy xibaar ak lépp lu ñuy may ñuy mën a def suñu ay gëstu nga xam ni agence nationale de la statistique et de la démographie moom mooy wër ci réew mi di dajale lépp luy xam-xam lépp luy données boo nga xam ni bii gëstukat yi dañ koo soxla moom da koy dajale ci ay kàggoom di ko berndeel gëstukat yi di ko berndeel way jëfandikoo yi
nga xam ne dem na ba ci journaliste yi dem na ba ci avocat yi dem na ba ci ñëpp ñoo xam ne ñi dañoo am soxla am ay xibaar yoo xam ne dafa tënku ci lim. projet bi nag 1 million ak juróom la jar ci suñu xaalis dina ubbil ay buntam nag képp ku gëstu soxal. di jàngalekat yi di étudiants yi di ñuy liggéeyee ci université bi ak ñëpp ñoo xam ne ñi dañuy ñëw di jariñoo bibliothèque universitaire tey am nañ fi béréb boo nga xam ne bii boo fi yegsee ci lu gaaw mais lu ànd ak ñoŋ ànd ak sécurité lu dëppoo ak yoon ci lu gaaw ñu jot ci ngir jariñoo ko ngir mën a jur ay xam-xam te tey ku xool àddina bi xam ni xam-xam moo ko yor xam-xam mooy tax muy dox te réew moo nga xam ne mii farataawulul xam-xam du jëm ca kanam te ñoom waa ANSD ñu ngi ciy liggéey bu am solo. mu doon base de données bu mucc ayib nga xam ni denc nañ ci ay gëstu yu yàgg. waxuma la gëstukat yi waaye ndongo daara yi sax mën nañu ci gën a nàmm seeni xel. base de données yi seen bopp lim bi fi mu nekk nii toll na si 4 waaw mais nag du ñu yem foofu am na yeneen base de données yoo xamante ne ñoo ngi si liggéey. bërëb bi ñu dénk wàllum xayma fii ci Sénégal. naal na gën a yaatal projet bi ci yeneen i daara yu kawe yi nekk fii ci Sénégal li ñu ci namu nag mooy yaatal ak yombal lépp lu jëm ci wàllum gëstu ak xayma fii. bile ndaje doonoon na ab porox ndoolu ci recteur bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Ibrahima Thioub ngir mu delloo njukkal waaye itam mu indi ay seede ci ki nga xam ne moo di Ahmed Amar génn àdduna ca réewu France moom Ahmed Amar nekkoon njiital NMA Sanders kii gi Ibrahima Thioub moom nag dellusiwaat ci jëflante bi nga xam ne jot nañ ko am ñoom ñaar dañ ci dellusiwaat ak kii di Ibrahima Thioub ci micro Matar Nguer. président Ahmed Amar li nga xam ne lii du jaas ci kenn dab na ko muy génn na àddina loolu doon naqar indi tiis wu rëy ci biir université bi li tax loolu mooy président Amar dafa nekkoon ku ñu jige kuy liggéey ak ñun saay buñ ko soxlawaan day teew mu bokk ci administrateur yu fondation UCAD daf daan ñëw ci suñu réunion yi te ku xam liy liggéeyam nga xam ne du woon ko am jot mais daawul tardé suñu benn réunion. ku teey la woon ku maandu la woon te ku nekk ci biir ay jàngalekat xam ne jàngalekat moom kàddu mooy liggéeyam. bu yàggul dara ëppul weer suñu benn ndongo. feebar bu metti dal ko ñu war ko yóbbu bitim réew pour faj ko moom mu génne 5 millions def ko ci. Ndakaaru bokk na ci dëkkuwaay yi nga xam ne ci la ñuy gën a nemmeeku wàllum poussière li ni mel nag am ay njeexital ci wér-gu-yaramu doomi aadama yi poussière bi nag ñu nemmeeku ne mi ngi bàyyeekoo ci li nga xam ne moo di woto yi waaye itam lii di usines yu bëri yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci Ndakaaru dem sax ba ngelaw yu ñuy noyyi fii ci Ndakaaru am ay jafe-jafe am itam ay njeexital yu am solo ci wér-gu-yaramu doomi aadama yi rawatina tout tànk yi ñu xam ne itam ne ci at yi ñu weesu limu ñu amee feebaru ka asthme dafay xel di yokku gëstu leeg Omar Kane. asthme bronchite ak pneumonie nekk yenn ci feebaru noyyi mu nekk ay feebar yoo xam ni dañoo yokk bu baax at yi ñu génn li ko waral nag mooy pollution bu bari bi poussière bi saxaaru oto yi ak usines yi. pollution bi bokk na ci luy yokk yeneen jàngoor yi mooy maanaam asthme temps yi gis nañu cas asthme dafa bëri trop suñu consultation yi bëri nay xale yu ñëw pour wàllu asthme à part asthme aussi gis nañu yeneen infection ay bronchite ay pneumonie ay bronchiolite yooyu yëpp bokk na ci li nga xamante ni yokk na temps yi te loolu xam nañu pollution bi am na ci wàll. maintenant boo waxee infection il faut mu am doomu jàngoro te doomu jàngoro yooyu souvent bu fekkee ni poussière bi bëri na saxaar bi bëri te loolu day néewil doole mooy voie respiratoire loolu day tax facilement germe yi ñu mun a développer pour indi ay infection wala provoquer ay crise d'asthme. so li ñuy seetlu xale yi jàngoro yi leen di gën a dal mooy infection respiratoire
te infection respiratoire dafay représenter ba 30 ba 50% ci suñuy activité globalement mooy consultation yi fukki xale yi boo jël maanaam ñett yi sax léeg-léeg sax ba juróomi xale yi wàllu problème mu nooy mooy infection respiratoire moo tax ñuy ñëw donc ça veut dire que loolu bëri na donc day représente à peu près 30 à 50%. Mais loolu c'est de façon globale ah ok maintenant boo jëlee jàngoor comme asthme tamit gis nañu bu ñu jëlee fukki at ci ginnaaw statistiques hospitalières yi à peu près dañu doon am ba 2,2% yooyu léegi sax gis nañ bu ñu comparé suñuy données yi léegi 2019 ak 2008 léegi dem nañu presque ba 2,8 voire 3%. su fekkee yenn ci feebar yi faj mi bariwul jafe-jafe asthme moom nekk maladie chronique moo tax ba faj mi nekk lu xaw a jafe. par contre asthme dafay soxla ñu xool xale bi ñu xam ne est-ce que asthme la wala du asthme parce que bu nekkee asthme la maladie chronique la maanaam dafay yàgg ci nit ki te am ay période day calmé wu day am ay période xale malade bi di def lu ñu woowee crise d'asthme maintenant crise d'asthme xale bu ko amee bu ñëwee fii dañ koy defal oxygène mooy aérosol am na benn garab bu ñu ciy def mooy salbutamol loolu dafay ubbi dënn bi loolu bu ñu ko defee rek benn yoon ñaari yoon ñetti yoon xale bi day féex maintenant bu paree dañ koy bindal traitement de fond bi dafay soxla léeg-léeg ñu am pompe wala ay disque te loolu dafay soxla mu koy jël toujours ba asthme bi dal maintenant am na aussi xale yu mag yi dañuy defal ay test mooy maanaam am na benn appareil bu ñu leen jox ñu mesurer seen nooy seen souffle parce que asthme souffle bi mooy xaw a gàtt donc loolu mun nañ ko def à partir de 5 ans xale bu amee juróomi at ak lu ko ëpp donc confirmer asthme bi defal ko traitement mu am suivi mu fa ñëw tous les 3 mois bu yàggee tous les 6 mois parce que bu fajuwul rek day gàllankoor lu bëri ci njàngam mais également day gàllankoor lu bëri ci dundinam parce que du nelaw tout le temps mu ngi hôpital. ay feebar yoo xam ni éviter leen moo gën a yomb faj leen ba tax ñu war a jël ay matuwaay. prévention yi bëri na mooy maanaam lu ci ëpp première mesure prévention mooy maanaam vaccination xale bu juddoo rek il faut ñu vacciner ko mooy ñàkku xale yi. ñàkk yi dafay aar ba juróom-ñeent léeg-léeg sax dem na ba fukk ak ñaar feebar bu ñuy aar fekkee xale bi ñàkku na donc le fait que ñuy ñàkk xale yi duñu mun def tuberculose même pneumonie sax ay méningite ay ngas donc ay rougeole bari na ay feebar ay fièvre jaune yëpp dañ koy prévenir wàllu vaccination bi donc première chose mooy vaccination deuxième mesure mooy nampal xale bi dafa am solo xale bu judd ñu nampal ko. parce que namp bi am na anticorps yu nekk ci biir soow yaay ji li nga xamante ni dafay aar xale bi donc xale bi lu fait ñu koy nampal ba mu am juróom benn weer loolu dafa am solo troisième mesure mooy maanaam mu am suivi wàllu poids bi bu fekkee ni poids bi am na jafe-jafe dañ ko jox les vitamines wala ñu jox ko yenn sachet yi wala ñu wax ko jox ko yenn conseil nutritionnel pour xale bi bañ a tuuti parce que bu tuutee rek bu xiibonee day am malnutrition te boo amee malnutrition facilement jàngoor da lay dal et puis quatrième mesure mooy maanaam xale yi temps yu nga xamante dafa am pollution poussière bu bare wala mu bari ngelaw xale yi ñu bañ leen bàyyi ñuy génn ci biti ñu nekk ci biir. pollution bi fii ci Dakar tax ba yenn feebar yi commencé fës lool at yi ñu génn xale yi am juróom at ak li ko yées ak mag yi am juróom benn fukki at nekk ñoo xam ni ñoo gën a vulnérable. Omar Kane ngir moytandiku feebar yi nga xam ne ñooy faral di bàyyeekoo ci poussière si li ni mel nag waral kuréel gi nga xam ne moom la ñu dénk muy bàyyi xel lépp lu jëm ci wàllum poussière si ak nañu koy moytandikoo fii ci réew Sénégal moom nag la mu xamle mooy ma ngay def ay jéego naam ne sax ñàkkul ay jafe-jafe ya muy jànkonteel waaye nag mi ngay yëgal askan wi lépp lu jëm ci wàllum poussière si ñoom nag seen taxawaay ñu ngi ko fi nemmeeku ci atum 2009 ba ndege ni si ñuy def ay jéego. Moustapha Gabar Diop moo demoon seeti leen. jaww ji leer na waaye dànqaafu nañu woon ñetti yoon ci ngelaw bi ñuy noyyi loolu nag tàmbale ca ndorte at mi te bu ci mujjee nekkoon ci weeru mars suñu sukkandikoo ñi nga xam ne ñooy gëstu lu jëm ci ngelaw bi li ko wund moo di poussière bi bàyyeekoo ci désert bi. du directement loo xam ne nit moo ko def moom mooy poussière bi jógee ci Sahara bi ci désert bi te
am tolluwaay boo xam ne ci année bi dafay bëri day envahir suñu dëkk yi ñun ñëpp ay Sénégal ak dëkk yu ñu wër am na fu ñu toll ci année bi poussière boobu daf ñuy envahir jamono yooyu nag bu poussière bi ñëwee dafay yokk ak beneen pollution bi ci biir moom mooy indi alerte rouge yooyu ñuy wax. fii si Dakar nemmeeku nañu juróom benn station yu nemmeeku baaxaayu ngelaw bi. lii polluer air bi mën na nekk saxaar bi oto yi di gokki surtout oto yi nga xam ne diesel la ñuy dawee mën na nekk itam booy dajalee mbalit bi wala ay xob di ko lakk wala ay même mbuusu plastique yi nga dajale ko di ko lakk loolu yëpp dafay polluer air bi day génne tooke boo xam ne baaxul ci doomu aadama mën na nekk aussi bu yoon bi bëree ay suuf ak yooyu oto yi bu ñu awee di yëkkati poussière bi jaxasoog saxaar bi génn ci oto yi loolu itam day indi benn xeetu pollution dina nekk itam usines yi nga xam ne dañuy liggéey ay produits dañuy defar ciment wala ñuy togg électricité bu dee li ñuy utiliser li ñu naan ay combustible fossile la loolu itam bokk na ci li même su dee ngelaw bi ñu noyyi taxu koo baax loolu taxul Dakar doon ñaareelu dëkkuwaay bu gën a polluer ci monde bi comme niñ ko xamalee ci réseaux sociaux yi. xëy na xaw nañ ko sore parce que xëy na Chine nu mu industrialisé ñun egguñu foofu mais nag bu ñu moytuwul bu ñu deful benn effort mën nañu egg foofu léegi nag parce que boo gisee ñuy wax waxu pollution bi fii ci Dakar nattuwaay bi ñu koy natt di joxe résultat yi xëy na moo tax ñu gën ci conscient mais pollution dafa doon problème mu ville yu mag yi ci àdduna bi yépp. suñu gën a dugg ci nawet bi nag dina mel ni ngelaw bi dina gën a baax waaye ñuy yëngoo ci ngelaw bi ñu ngi ñuy artu ñu wàññi di jëfandikoo cuuraay cigarette lépp li nga xamante ne day jur saxaar. ngelaw gu bon gi yemul rekk Ndakaaru ak poussière bi ndax askan nga yeewoo ca pegguk cimenterie Dangote ñoom itam jafe-jafe bi la ñuy jànkoonteel yemuñu ca nag ay yoon yu bon ñoom itam ña ngay xamle ne sonal na leen lool waral nag ñu yëkkati seeni ay jafe-jafe daal di koy diis ñi nga xam ne ñoo jiite bi la cimenterie di cimenterie Dangote gannaaw nag ba ñu doon amal di joxe ay billet Makka waaye itam billet Rome askan gi nga xam ne ñoo nekk foofee ñenn ci ñoom ñu ngi ko amal ci teewaayu Isidore Alexandre Sène. usine ciment bi di Dangote ñu ngi ko sanc ci commune bu Pout ci atum 2015 waaye yenn saay askan wi dëkkee gox googule dañuy yëkkati ay ñaxtu lu ci mel ni pollution ñàkk yoon yu baax ak leneen. le village de Ngomène bon man mënu ma wax ne implantation wu Dangote moo tax mais ñàkk ndox bi ba mu fa amee fekk Dangote nekkagu fi c'est-à-dire tuyau yi nga xam ne moo fa dem dafa jàll romb ci ay tool yoo xam ne tool yi dañu bari su ko defee borom tool yi bu ñu ubbee di arroser ñoom du ñu am ndox. côté environnement parce que là aussi monsieur Mbaye poussière bi bari na fa trop parce que carrière bi dafa nekk ci seen kaw côté boobu laa gënoon bëgg ñu accentuer ko pour wax ci pour xool nan la ñuy defarewaat forêt bi pour que vraiment ñu mën a atténuer au moins li nga xamante ne mooy effet négatif yi nga xamante ne vraiment poussière bi mu ngi koy def jëme ko ci population bi. ñi ngànk usine bi nee nañu bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey mooy seen i duggante ak askan woowule mu mën a rafet. depuis le début ñun dañu nekkoon ci benn phase RSE bi mooy maanaam ay ndimbal bu fête yi ñëwee wala ak billet Makka yu ñuy séddoo mais à partir de daaw dañu defoon benn cadre de concertation boo xamante ne dañ ci toog ak commune yëpp waxtaan ak ñoom ñu wax ñu lan mooy seen soxla ak lan mooy seen priorité léegi ba ñu jëlee ci loolu ci cadre bi lañ ne comme par exemple lu mel ni Pout ñoom maternité lañ soxla lu mel ni Niakhip collège Diass ay salle de classe Fulum centre de santé te fin d'année la ñu defoon pose de première pierre yi te incha allah ñu ngi leen di invité même semaine prochaine la ñuy commencé inauguration yi. moom responsable financier bu usine bi di Dangote de laaj nañ ko ci li nga xam ne moo di njëgu ciment bi lii la ci tontu. ciment il faut savoir que cherul Sénégal ok parce que boo naan cherté da nga koy comparer te boo ko comparer ak boo xoolee sous région bi ñu wër yëpp ñun ñoo ci gën a yombalee ciment Sénégal. ak qualité bu baax. ci wàllu lempo bi ñetteelu usine ciment bu Sénégal bi nee nañu wàccoon nañu ak yoon naam directeur administratif ak financier bi bëggut a wax ñaata ci koppar lañu dugal ci gafaka Sénégal.
nañu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi xam ngeen ne ñu ngi ci njeexitalu weeru juillet li ni mel nag ñu doon faral di nemmeeku taw waaye nag jamono ji dafa mel ni nag yéexaay la ñu nemmeeku ci taw gi fii ci réew Sénégal waral nag ñii di baykat yi tàmbale yi sëngeem Monseigneur Benjamin Ndiaye archevêque bu Ndakaaru moom nag ma ngay ñaax ñii di jàngu bi ngir ñu amal ay ñaan ndir ndox mi daal di baawaan ñu am nawet gu naat fii ci réew Sénégal. leneen lu ñuy waxtaanee dañuy dem ca Malika waxtaanee xëy mi ñàkkum xëy mi ci ndaw ñi rawatina nag ci xale yu jigéen ñi la ñu fay nemmeeku nag moo di ñenn ñi dañuy daal di taxawalu ci mbedd yi foofe nag ca Malika waral nag seeni ay waajur ñu ngi tàmbalee jaaxle kenn nag ñëw indi saafara di ab ONG boo xam ne mu ngi fa ñëw nag ngir tàggat ñii di ndaw ñi indi saafara ci ñàkkum xëy gi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku foofee ca Malika féete ca banlieue bu Ndakaaru Mor Jaxate lañ ci teewlu ci micro bu dal Ndiaye. waaw li ñu fi dajale tey dañu yore benn programme boo xam dafay fexe xale yi nga xam ne seen jàng yàqu na wala sax mosuñoo jàng ñu jël leen fii si banlieue di leen jàngal ay métier pour ñu mën a tekki bi ñu ko dawalee léegi 2011 ba léegi ñu ngi koy liggéey ndax boobaak léegi loolu man 200 xale ak juróom-benn nekkoon nañ ci centre bi xale yooyu jàng nañ seen formation ba am seen i lijaasa téeméer boo si jël juróom fukki ak ñaar am nañ ci li ñuy jàpp ñu ni kon war nañ cee mën taxaw seetu pour lañ ci liggéey ñu mën ko siiwal bokkook nit ñi pour xool la sa baax ñu dëgëral ko mais la say jafe-jafe également ñu xool naka lañ koy mën a saafara. bilan bu dal xel la ndax tey jii ñu ngi si suñ 3e promotion di jël xale yooyu ma xamal la donc di la fàttali rek xale yi seen i njaboot dafa jotu seen dañu néew doole ñooñu la ñuy dimbali pour que ñu mën a jàng kon tey bu ñu gisee xale yooyu xam ne dañu nekkoon ca décharge Mbëbës bële di def naka sa dul noonu wala xale jigéen ñi doon def tey jii ñu mën a dugg ci centre bi jàng ba mën a tekki di jëriñ seen waaju kon bilan boobu rek dafa dal xel dafa sedd xol bu baax. ci jamono jooju réalisatrice franco-sénégalaise bi di Mati Diop ràññeeku ca festival bu Cannes moom nag daal dinañ koy sargal démb ca màkkaanu jorim bi ñu denk wàllum aada ak cosaan ci bile xew-xew nag ka ca gënoon a fës di Djibril Diop Mambéty moom mi nga xam ne li waral nag ñu daal di koy fay tudd lu bëri di nag bés bi ñuy sargal kii di Mati Diop dafa méngoog bés bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku Djibril Diop Mambéty ci la génnoon àdduna li ni mel ñu ngi ko amal itam ci teewaayu Ibrahima Kamara. jëwriñ bi ñu dénk wàllu caada ak cosaan daal dina sargal Mati Diop ak ñamu àndaloon sa film bi di Atlantique jële woon si ab ndam sa festival bu Cannes doyen Ben Jogay Bay di magu cinéaste yi moo ko jox ab diplôme am bi ñu ko delloowee njukkal Mati Diop àndoon ak waajuram wu góor di Wasis Diop fàttaliku nijaayam Djibril Diop Mambéty nga xam ni bés bu mel ni tey maanaam 22 fan ak ñett si weeru sulet atum 1998 la génnoon àddina mu am tey jii 20 at ak benn. J'ai une pensée lumineuse pour mon oncle Djibril Diop Mambéty. sama xel dem na si sama nijaay Djibril Diop Mambéty moom mi nga xam ne filmam yi moo ñu ñaax ba ñu yegg si fii tey. Pas là sans les films. film yi ñun dañ koy def rek mais ñun dañuy dem waaye film yi day des. C'est important de rappeler que les films nous on fait que passer mais les films restent. jëwriñ bi ñu dénk wàllu caada di Abdoulaye Diop ñaax cinéaste yi ñu wax ak askan wi si seeni film waaye it dimbali nguur gi. Vous avez un métier hyper important. am na wàll gu rëy gi ngeen war a taxawee si liggéey bu ngeen nekk mooy ñaax askan bi gunge nguur gi tamit si yeete ak nit ñi xam seen bopp bañ a réer. Nous comptons sur vous pour cela. producteur bi di Oumar Sall di gërëm taxawaayu nguur gi ca njalbeen ba tey. gërëm ministre bi ndax depuis le départ dafa taxaw suñu wet ànd ak ñun bañ dem Cannes ba dellu si mu def réception bi tey boo xoolee communauté bi fi nekkoon ñëpp am contentement ndax nit dañ koy cëral nit bu liggéeyee dañ koy wax waaw góor loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo te ñun suñu bëgg-bëgg mooy lépp yàlla na amal cinéma sénégalais njëriñ am doomu Sénégal yi amal leen njëriñ. am yeneen i cinéaste yu am ñoom itam ay diplôme yu ñu leen sargale delloo leen njukkal itam ndax seen ràññeeku si wàllu cinéma si àddina wërngal képp. xibaari biti réew yi la ñuy yegg si daañu dem ca réewu France ca Kenya waaye dañu koy tàmbaleeg ca réewu Gambie Amagor Robert ñaa lañ ci àndal.
xibaaru bitim réew yi nag ca réewum Gambie lañ koy tàmbalee déglu yi ci kanamu kuréel bu sàlloo wàllum yoon ak jàmm ju sax dellu si waat ca Gambie ñu ngi wéyandi beneen tuuma tegati nañ ko ci ndoddu ki fa nekkoon njiit di Yaya Jammeh ñeel fukki doomi réewum Ghana yu ñu ne moo ko faat ginnaaw bu ñu teeree ca Gambie ci seen yoonu tugal loole nag ñu ko biral di ñaar ci ay garde présidentielle yu fa nekkoon bu ñu sukkandikoo ci benn l'enquête bu ONG bi di Human Rights Watch li ni mel ëpp na sax fukk waaye toll na ci fanweeri doomu aadama te ca village bu Yaya Jammeh di Kanilaay dañ leen faate kenn képp ci ñoom ñooñule ñu moo ci mujjee rëcc di wuyoo ci turu Martin Kieré ba jamono ji moom Yaya Jammeh mu ngi wëy di weddi yooyu lee tuuma. ñu dem ca réewum Kenya foofu nag jëwrin bu yor wàllum koom-koom ca gouvernement dëkk ba bàyyi nañ ko mu njibbi këram ginnaaw buñ ko tegee loxo di ko tuumal ay luubal yu ñeel ay contrat yu aju ci tabax ñaari barrage ca soowu dëkk ba. Henri Rotich ak yeneen fukk ak ñeenti ndawam ñu ngi leen tegoon loxo altina bi ñu génn loole nag entreprise italienne bii di CMC Ravenna moo weddi yooyu lee tuuma tax ba ñu bàyyeendi leen jamono ji. ca réewum France tàngoor bu jéggi dayoo lañ fa nemmeeku dem sax ba température yi àgg ca ñeent fukki degré yegg na sax ba ca niveau 3 te dem na ba wër diwaan yu ëpp ca réew ma dem sax bay indil ay jafe-jafe mag ña nekk ca dëkk ba boobile tàngoor nag dina wéyandi ba alxamis ci benn waxtu ci bëccëg bu ñu sukkandikoo ca xibaar yu météo dëkk ba fësal jamono ji nag ministère bu yor wàllum jàppalante ak wérgu yaram tëral na ay jëmtukaay ngir mën a dimbali mag ña ak ñu amul dëkkuwaay. yegsi ci xibaaru tàggat yaram yi waxtaane Teungueth FC club bi nga xam ne jamono ji nag yëngu na lool gannaaw nag ba mu deltoo gannaaw ci jongante bi nga xam ne naroon na cee bokk ñeel compétition africaine yi club bi nag la waral li ni mel di nag ñàkkum ay joueur waaye itam ñàkk nag ci wàllum wàccaay gi ñoom ñooñee nag daal di cay addu rawatina nag ñi nga xam ne ñoo di supporters yi kañu joxoñ baaraamu tuuma ne lu njiik njaak mooy njaak di njiitu réew mi Macky Sall Isidore Oumou Bikabou. mu doon gulet FC Teungueth daal di qualifié ci compétition africaine ki nga xamante ne sax mu jëloon raw gàddu gi Coupe du Sénégal 2019 daanaka teg na lépp ci suuf ngir bañ a mun a participer ca boobule compétition la ko waral temps bi nga xamante ne waa CAF may na leen ko te mu doon lu néew. waaw loolu li ko andi mooy Teungueth FC diggante bi mu gañee coupe bi du Sénégal bi le 9 juin CAF dafa avancé datu compétition yi sans maanaam mu may temps équipe yi pour ñu yëg ko maanaam bi ñu koy yëg ñun personnellement bi ñu koy yëg dañ ko yëgoonoo sax d'ailleurs ak équipe bi ñu war a jouer le final muy Gorée ba ñu sentir ni participation bi du mën a baax te du mën a nekk fayuñu participation. su dul temps boobu sax am na leneen li nga xamante ne moo ko wund ndaxam fu ñu toll nii dafa mel ni dañoo ñàkk ay joueurs yi nga xamante ne war nañu mënoo jongante bi les compétitions. on s'est rendu compte que matériellement mise en place su équipe bi bu war a mën a jànkoonteel ak Afrique pratiquement mënul woon nekk xam nga Sénégal moom saison boo xasee ba jeex moom joueurs yi ñëpp dañuy am tendance voilà. di dem Teungueth FC a mené une semaine d'entraînement mais on s'est rendu compte que ça c'était pas du sérieux. J'ai tout de suite alerté que c'est pas avec ça que les gens mën nañu dem jouer ji ci Coupe d'Afrique. lii doon lu ñëpp di naqarlu rawatina ay supporteru FC Teungueth ñoom sax ñu ngi woo nguur gi mu mun a dugal loxoom ci yenn saay ci situation yi lay. nuñ koy dindee sante ko yàlla te préparer suñu bopp pour ëllëg waaw metti nañu ndax. bu doon suñu sago fu suñu morom yi dem ñu dem fa te li ñu gën a métti nag ñun waa Teungueth te ñu koy kaas di ko méttitlu mooy que le président de la République moom mi nga xam ne mooy parrain trophée bi nga xam ne moo ñu war a yóbbu Coupe d'Afrique deful benn action boo xam ne war na mën a dimbali équipe bi
pour mu war a mën a dem Coupe d'Afrique te moom mooy parrain coupe bi. ñetti at mu nekk ci Ligue 1 bu Sénégal fii FC Teungueth daanaka fukk kenn xaarewul loon na naa di génn ci ñetteelu atam moom mi nga xamante ne gagné woon na tikem ngir mun a amal jongante Afrique yi nga xamante ne ñu ngi koy waajal ci mois d'août bi fu mu toll nii loolu mujjeetul antu waral ñi nga xamante ne ñooy yeewoo te Rufisque di koy xaarandi rek yeneen at bu dul ren. Isidore Oumumbi Kabou mu ngoog fi la ñu yëkkatee jotaayu xibaar yi de wéyandi ci www.emedia.sn léegi ngeen mën a am seen météo jaa ngeen jëf.